الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأبهره صدرا وموردا وأطهره مضجعا ومولدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا mbokk ñi seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dellu si nañu benn yoon ci seen émission approche an-Nahj bi ngeen am talaata bu nekk ci waxtu wi ak beneen tomb waxtaan woo xam ne wi insha allahu taala di ngeen xam ne am na solo lool ndax aju na ci loo xam ne li day wax ci lépp luy culture islam ak menace bi nga xamee ne l'islam ñu ngi ko koy menacé maanaam di ko bëgg a agressé ci wàllu wu ne loolu nag question la boo xam ne bii toujours dafay nekk d'actualité ndaxte l'islam diine la boo xam ne bii bu universel diine aalami boo xam ne bii yàlla moo ko wàcc subhanahu wa taala mu nekk programme mu dund loolu nag bu amee day am yeneen nudum mooy yeneen système yoo xam ne yi ñoom it dañuy taxaw jàkkaarloog moom ñoom it bëgg seen système bi nga xamee ne moom la ñu tër xalaat ko mu doxal aduna loolu moo tax saa su ne rek mawdu bi mooy thème bi du màggat toujours day bees ngir waxtaane ko nag ñu indi leen fi koo xam ne kii yàlla def na jaar na fi ay yoon yu bëri waaye saa yu fi jaaree rek sottil ñu fi loo xam ne li ñun ñëpp dañ koy jëriñoo ndax loolu la xam-xamam màcc jëm ci muy sociologie muy docteur Momar Kane docteur Momar Kane asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. auzu billahi min asheytaani rajim. bismillahi arrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiya wal mursalin sayidina muhammad wa ala alihi wa ashaabi ajmain ñoo ngi leen delloo nuyoo oustaz di nuyu mbokk yi ñu fekk fii borom kër gi ak ñi koy jàppale ci liggéey bi di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu itam ñi ci àdduna bi yëpp ñuy seetaan mbir mi comme niñ ko daan ñaanal rek ñu ñaan yàlla mu defal ñu tawfeex ci waxtaan wi incha allah ñu mën fay génne lu am njëriñ incha allah jërëjëf docteur docteur Momar suñu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ñu jàngal ci benn xadis boo xam ne bi Abu Daawud génne na ko al Bayhaqi imam Ahmad defe naa ak al imam al Baghawi xadis bi mu ngi jaaree ci ku ñuy wax Thawbaan radiyallahu anhu Thawbaan dafa nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa ne yushiku al umamu tadaa alaykum kama tadaa al akalatu ila qas'atiha fa qaala qaa'il amin qillatin naxnu yawma id fa qaala rasulu sallallahu alayhi wa sallam la antum yawma idin kathir lakinnakum gusaa ka gusaa is-sayl wala yanzi'anna allaha min suduri a'daa'ikum al-mahaabata minkum wala yaqdhifanna fi qulubikum al-wahn fa qaala qaa'il wa ma al-wahnu ya rasul allah qaal xubbu dunya wa karaahiyatu al-mawt xadis bi dafay wax ne Thawbaan mu ne yonent bi moo wax ne bu ngeen moytuwul yéen musulman yi yéen umma islamique bi bu ngeen moytuwul peuple yi dinañ ñëw ëllëg di leen jéem a jiiroo lekk leen seeyal leen ci seen biir ñoom culture benn waaye ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama xanaa day fekk boobu ñu nekk une toute minorité ñu nekk ñu tuuti mu ne ko déedéet mu ne keroog da ngeen nekk une forte majorité keroog ngeen ëpp sax tey waaye dafa am lu am solo lu yàlla di rocc ci yéen li muy rocc ci seen noon yi maanaam ragal gi seen noon gi ragaloon jàkkaarloog yéen yàlla day rocc loolu ñu ñime leen mu sol leen yéen ragal ak yoon jox
waa ji ne ko luy loolu mu ne ndaxte bu boobaa da ngeen bëgg àdduna comme ñëpp ragal dee te boo bëggee àdduna ki nga yaakaar ne sa àdduna moo ko yor parce que gëm yàlla nekkatul ci yow da nga koy moytu doo def lu ko naqari doo def lu ko métti lu mu la wax rek nga d'accord ci ndax yow àdduna moo la ñor te jàpp nga ne moom moo ko yore xadis bi xadis bu am solo ndax dañuy gis ci terrain bi ci àdduna bi foo munti tourner ne l'islam vraiment ñu ngi koy agressé jiiro boobu yonente bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ko koy waaj a def ñu ngi koy waaj a jiiroo yaa ngi wax sànq bala ñoo tàmbali am na ñu jàpp ne léegi daal civilisation yi dañu war a mbëkkante te jàpp nañu ñoom seen bas moom moo war a daan mooy choc des civilisations bi nga xamee ne ñi ko théoriser yaa ma leen gën a xam ñoom Fukuyama ak ñoom Anacton li ma la bëgg a laaj ci tàmbali mooy nga sax leeralal ma baat yooyu ci tàmbali waxtaan bi ay culture agression culturelle ak yu demee noonu foofu laa bëgg nga tàmbali man docteur Momar. waaw jërëjëf oustaz ni nga ubbee waxtaan wi am na solo man xadis boobu mas naa ko jëfandikoo alhamdulilah ci benn conférence di ci fàttali ña ma doon waxal ne effectivement boo dee xool àddina bi tey ci wàllu démographie xeet wi nga xam ne mooy yokk ba tiital sax ñeneen ñi mooy jullit ñi ci wàllu nombre maa ngi fàttaliku 1979 at la moo xam ne war nañu ko def entre guillemets 19 di ko bàyyi xel parce que at la moo xam ne àddina bi dafa bari ay événement yu bari yu fi jaar yoo xam ne xëy na bàyyiwuñ ci xel imitation waaw parce que daanaka jamono boobu ci la bipolarisation bi amoon ci àddina te mooy jàmmaarloo diggante l'est ak l'ouest jàmmaarloo boobu ci la jeex pratiquement mu am lu réalisé wu lu am solo parce que lu weesu woon loolu jullit ñi ngay wax ne ñi ngi leen di waaj saxatu ko saxatu nañu leen ba pare parce que saxatoo bi mënut a weesu bu fàtte ne 1885 conférence de Berlin ci la grande puissance yi les puissances européennes surtout France Angleterre ak yu mel noonu ci la ñu tracé woon carte àddina bi ku nekk jël sa aire d'influence ku nekk jël fa nga xam ne moom nga jàpp ne foofu mooy sa aire d'influence ci xëcco boobu ñu doon xëcco àddina bi surtout alamul islam parce que ci la ñu dugg Égypte ci la ñu jël pratiquement ardu Ijaz bi ñu pas peut-être pas Makka ci boppam mais li ko wër lépp ay Irak ak ay Syrie yooyu yëpp ñu seddoo leen comme ni ñu seddoo Afrique seddoo boobu defaat nañ ko ci beneen anam mooy bi nga xam ne bi deuxième guerre mondiale ñëw na ba nga xam ne am na yeneen réalité yu am yeneen puissance yu émergé ci la ñu daje Yalta waaw donc continuer ba tey seddoo àddina bi donc seddoo li ngay wax noonu am na c'est-à-dire jullit ñi bari na fooy dem tey ay jullit ëpp fa mais jiitu wuñ ko donc seddoo bi am na seddoo bi loolu lu yonante boo xam ne dañ leen di kii loolu am na mais teewul nañ ci wàllu démographie jullit ñi ñu ngi avancé parce que loolu xëy na ci fin waxtaan bi dinaa ci ñëwaat mais 1979 ma lay wax nga xam ne jullit ñi dañu leen a nekkoon ci benn espèce su enfermement bu ñu leen defoon boo xam ne bi dañ leen xamal ne ku bëgg a mucc ci américains yi da ngay dem ca soviétique yi làqu fa ku bëgg a mucc ci soviétique yi da ngay dem ca américains yi làqu fa mu mel ne ñaar ñooñu dañoo xaw a wuute fekk wuute wuñu al kufru millatun wahida loolu jullit ñi réaliser ne amul divergence entre ñoom que ñoom benn aqida bi la loolu baax na ci jullit ñi parce que dana leen tax ñu xam ne du foofu mooy làqukaay dana xam ne kon ñoom seen aqida bi ñu am wuute na ak ñooñu donte est la wala est ak nuance yu ci mën a am loolu c'est très important loolu d'ailleurs boo dee seen mission ci la yu bari xew ci la révolution iranienne am ci la am muy révolution boo xam ne bi dafa tirer leçon ci loolu ma la wax daal di jël comme slogan la charqiya wala gharbiya allah
alors boo dee seetlu depuis lors boo dee seetlu mouvement renaissance islamique ou le réveil islamique saxwal islami yëpp ci àddina bi dafa xaw a takkarnaase moom la ñuy wax l'effervescence islamique waaye boo dee seetlu am na ay avancé mais lu tax avancé yi jurul li mu waroon a jur mooy gannaaw mooy li nga wax mooy ne jullit ñi nañu waroon nekk jullit moo manqué nañu war a nekk jullit moo manqué te li facteurs yi koy indi bari na daañ ci waxtaan léegi nag lu tax baatu culture am solo culture man jëm naa xool définition yu bari jëm naa seet définition yu bari même définition xam ne du ñuy jullit sama texte bi nga xam ne def naa ko il y a des années gëstu naa culture ci benn définition bu Alpha Condé def bi Alpha Condé bi nekk kii xam nga grand intellectuel def na benn ci benn conférence bu mu defoon def na ci la définition culture mu am solo donte définition ba dafa xaw a marxiste parce que moom orientation marxiste la woon quoi mais nag lu tee am na solo comme définition Alfred Kenem aussi beneen intellectuel africain def na moom tam définition culture def na Mpaté Ba def na définition culture mais soo gëstoo définition yu bari li ci ëpp li muy wax mooy culture du dara lu dul doomu aadama yi yàlla may na leen xel ba pare ñoom ay soxla ni ñuy jëfandikoo seen xel pour faj seen soxla day dépendre ci environnement ba ñuy nekk donc ñett yi boo dajee rek culture am na ñett yi boo dajee rek ay soxla xel pour faj soxla yi ak environnement bi nga xam ne mu ngay jëfandikoo pour faj soxla yooyu soxla yi ñetti xeetu soxla la boo doon takk àddina ba mu amee ba léegi ba keroog bufta di wal soxla yi ñett rek la ñetti xaaj la benn bi mooy loo aare dund gi loo dunde aare ko dund gi moom la ñuy wax les besoins fondamentaux mooy looy lekk looy naan looy moytoo lu la mën a gaañ sécurité loolu ñëpp a ko bokk ba dina di àddina ba tey doomu aadama yi dañuy soxla loolu ñaareelu soxla bi nga xam ne itam mooy jafe-jafe tey nan la ñuy fexe ba defar diggante yi ba diggante yi mën a may nit ñi nekkandoo ensemble ci jàmm te loolu mooy mécanisme de régulation loolu moo indi état moo indi ay droit moo indi moral et cetera beneen soxla bi nag mooy soxla bi gën a am mooy soxla pas-pas parce que doomu aadama ni ko yàlla bindee mënut a ñàkk a poser boppam des questions donc bàyyi ma du poser question bàyyi ma day dund rek dundam fu ko bakkanam jabe rek mu jab waaye doomu aadama yàlla moo ko moo ñaale xam xel te xel moom mission wa fonction mooy la poser question li muy poser question mooy li ñu wax les questions existentielles addina bi lan moo fi nekk luy addina est-ce luy dee après dee luy xew ku bind nit ñi yooyu question existentielle la gis nga amul benn doomu aadama bu ko du posé su bopp xanaa nga bañ a am xel wala ngay ndaw xale bu ndaw mais doomu aadama bu nekk da nga ko posé question lu tax nag doo am sentiment yow yaa ngi koy posé c'est que da nga fekk ñu tontu ci ba pare Allahu akbar parce que philosophie ak diine yi loolu la ñëw di tontu boo ne ku la bind l'islam ne yàlla la bind waaw boo ne dee mooy lan mooy yàlla moo ne dee am na après waaye dekki day am waaw dekki bu amee lii ma fay xew donc tontu yooyu tontu moo tax yow doo am sentiment yaa ngi koy posé mais amul benn xeet bu ko dul posé boppam moo tax amul benn doomu aadama amul benn groupement humain bi àddina dee existé ba léegi depuis aadama boo xam ne bi amul diine amul benn boo xam ne amul diine loolu daa ci ñëw ci tuuti ci kanam mais kon comme noonu mooy définition bi kon amul benn peuple boo xam ne amuloo culture kenn mënu ko dégg ay Sénégalais yi fi ñu juddoo di ay doomu aadama am xel ami soxla
nañuy utiliser seen xel ca la leen yàlla defal ci seen jaww mais loolu mooy seen culture anglais yi am nañ ko français yi am nañ ko chinois yi am nañ ko mais lu tax kon question culture du poser c'est parce que justement dafa am ñu wax ne yenn xeet yi amuñu culture dafa am wala ñu ne la seen culture kenn mënu ko tudde culture parce que culture dafay feeñal maanaam jëriñoo sa xel xel mu ñaw mais soo dee li ñu ñuy jàng anthropologie léeg-léeg boo liiree anthropologie ñi nga xam ne anthropologue européens yi ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon di ak missionnaires yi mën naa ci wax Lévi-Brul dafa wax ne suñu mentalité ñun africain suñu mentalité mi ngi ko tuddee la mentalité pré-logique pré mooy loo xam ne li àggagul ci logique maanaam suñu xel àggagul ci man logique mentalité pré-logique donc mooy nié ne ñun am nañu xel mu ñu mën a jëriñoo bu ñuy soxla donc pour ñoom yeneen anthropologues yi yeneen ethnologues yi dañuy tuddee des peuples primitifs maanaam ñu njaay àlle donc ñi amuñu culture mais wax boobu buñ ko waxee bul defee na dañ ko wax parce que dañu def ay études sérieuses ci question bi déedéet dañ ko wax parce que dañoo bëgg a justifier domination gis nga boo demee ci parce que war nañu am kersa ci en tant que doomu aadama ñuy ñëw di not yeneen peuple ay doomu aadama ci ñoom waaye nag dañ koy layal dañ lay wax ne la ñun duñu fi ñëw dañ leen indil civilisation dañ leen indil culture indil la culture ak civilisation mooy da nga ko amul woon waaw donc négation boobu la loolu nag dafa metti woon a metti ba nga xam ne am na intellectuels yu bari yoo xam ne yi daf leen metti woon boo gisee ñoom Senghor ak ñoom Aimé Césaire di bind wax négritude pour mën a wax ne wane ne déedéet ñun tam am nañu culture waaw parce que dañ leen ko refusé woon mu metti leen lool ñu ne ñoo am nañu culture donc ñu def ay négritude wax na négritude boo demee Mobutu daana wax authenticité ki ci gën a fës ci wàllu xam-xam mooy Cheikh Anta Diop nga xam ne moom dafa wax wane ne culture ak civilisation bu dee am maanaam cosaan li Afrique la waaw mu def ay étude bokk ci Égypte def égyptologue la mu def ay étude wane ne civilisation égyptienne mooy première civilisation au monde et que civilisation ci la ñu soqi ko bref li ma bëgg wax daal mooy culture peuple yépp ñoo ko am absolument peuple yi nga xam ne dañ leen koy refuser lu ñu ko dul pour mën leen a dominer waaw léegi nag lii enjeu bi mooy ci principe bu amuleen culture ci principe bu ay du ngeen nit yu mat soregu leen njaay àlle ci la ñoo justifier note bu bari boo xam ne bii not nañ ko boo wax note waa civilisation occidentale Occident note na ko yeneen peuple yi ndax li fi jaar bari na esclavage jaar na fi buñ la dee wax ñaata millions d'Africains la ñu jële fii yu ci bari dee ci yoon wi waaw maanaam boo dee wax dañu vider continent bi de ses forces vives yóbbu ko Europe yóbbu ko Amérique dafa am benn waay benn Christian Thierry Micallon dafa benn téere bu am solo benn article bu am solo bu tudd l'État xam nga lu ma ci doon wax dafa doon wax ne africains yi ñun africains yi erreur bi ñuy def bi ñu gën a def mooy ne dañu war a rattraper l'Europe dañu war a def ay stratégie de développement xam ne yi stratégie de rattrapage la pour jot Europe mu ne leen mais est-ce que xool ngeen li ñu jàpp ne développement la Europe est-ce que xam ngeen facteurs yu ko maye mu ne benn bi mooy esclavagisme bi nga xam ne ñoom doxal nañu ko maanaam fekk ay peuple entier nga jël seen ña fa ëpp doole nga jël leen dem def leen i jaam ñu di la bayal seen i tool
yow pendant que yow nga am temps wu jàng ñoom nga di leen utiliser ñuy nekk ci tool yi. boo demee ci plantation américaine yi noonu la woon. benn mu ne benn ngi noonu ñaareel bi mu ne yemuñu foofu ñu ñëw fi coloniser ñu. li fi alal yépp ñu gëq ko di ko yóbbu foofu. bi colonisation bi jeexee ñu toog fi beneen xeetu ñu toog boo xam ne bii loolu ci agriculture lañ ko indi. toog nañ fi toogaay boo xam ne bii nekkuñu fi comme tel mais ñi ngi fi. lañ daan am bañ fi nekkee ak yoroo yat moom la ñu am ba tey. ba léegi te loolu li ko indi mooy agression culturelle. alors mu ne est-ce que ñun Afrique suñu gisee ne développement occidental ci loolu la jógee. est-ce que ñun Afrique mën na noo dem fenn di fa jële ay jaam déedéet non ko mu ne est-ce que ñun Afrique mën nañoo dem fenn di ko coloniser déedéet mu ne même su loolu mënoon a nekk sax ce n'est pas souhaitable. mu ne c'est impossible mais même si c'était possible ce n'est pas souhaitable. moralement. est-ce que da nga wax bu baax donc li nga xam ne moo am solo ci mbir mi. mooy posé wu parce que àddina bi ni mu tëddee diversité bi mënta ñàkk ndax gox bu ne yàlla def na fa ay nit a nga fa ay wuute yu bare am na société bu nekk am nga culture bu ñu bëggee un monde boo xam ne dafay nekk un monde de paix de stabilité il faut que ñu éviter ay agression maanaam culture bu nekk jàpp na yaay li nga yore moom rek moo fi ne nga di ko noter d'autres mais loolu malheureusement doomu aadama du fonctionner noonu donc il faut ñu boo dee xool histoire yëpp ay jàmmaarloo la ay guerre la ay conflit la ay xëccoo la ay reyante la ay bojjante la loolu moom daanaka bétoo ba'dukum li adu bi alxuraan bi wax loolu moom histoire daf ko wone donc culture mooy problème culture léegi nag li ci nekk mooy comme ni ma la ko waxee Occident mais bu la ngaa dégg foofu docteur waaw yaa ngi cité léegi conférence de Berlin waaw yaa ngi cité léegi les accords de Yalta waaw et de Sykes-Picot waaw donc yooyu yëpp bi ñu koy def tiers monde fekkewul jullit ñi fekkewuñu mais li ma am envie laaj la ko mooy fan la ñu nekkoon c'est-à-dire ñun anañu waaw dans tout ça ñun pourquoi lan moo sabab ñun ñu fàdd loolu yëpp c'est-à-dire bu ñu toogee ba ñu toogee laay wax ba ñu toogee parce que yàgg na c'était vers 1945-46 di tëral adduna bi di séddoo adduna bi parce que am na ñu koy bañ sax am na ñuy bëri ay thèse di ko bañ mais séddoo adduna bi la woon c'est les conférences de Yalta et de Sykes-Picot alors même bu ñu koy bañ loolu moo am c'est la réalité ñun fu ñu nekkoon fu ñu nekkoon waaw c'est-à-dire moo tax il faut ñu xam il faut ñu topp histoire waaw parce que ñun par exemple ñun nga xam ne ci école tubaab bi lañu jànge bu ñu lay jàngal histoire la ñuy jëkk commencé mooy civilisation grecque moom la ñu jëkk commencé la ñuy jàngal philosophie fa amoon ñoom Aristote ñoom Épicure ak yu mel noonu gannaaw gi ñu présenté la maanaam civilisation romaine moo ci topp mu nekk civilisation boo xam ne bi conquérante la woon Rome ñoo jëkk dem di jël ay néew di ay réew di leen coloniser daanaka histoire boobu dafa am moment boo xam ne maanaam ñu présenté ko comme civilisation buy développé di avancé gën a jëkk àddina bi not yeneen civilisation yi mais bu ñu demee ba ay boori 11e 12e siècle dafa mel ne foofu dafa am benn vide pratiquement ci jamono boobu ba ay 16e siècle Occident daanaka dafa nekkoon ci ay lëndëm ci lu ñuy wax Moyen Âge bu ñu lay jàngal histoire bu ñu la jàngalee la période grecque bi période romaine bi Moyen Âge lañ ci teg mais Moyen Âge dañ lay wane recul civilisationnel la woon am lu ñu off lu ñu tëb mooy civilisation musulmane Moyen Âge civilisation musulmane parce que à partir du 6e siècle xam nga bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee à partir du 6e siècle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
dafa justement dafa renouveler la culture humaine. parce que culture humaine bu ñu ko tuddee culture arabe parce que boo waxee dafa la culture des arabes. dafa mel ne ci arab yi la yem. mais dafa renouveler la culture humaine. dafa am benn facteur boo xam ne bi dafay intervenir justement ci culture moom laa bëggoon wax la parce que dama ne culture yëpp peuple yëpp am culture. te peuple yëpp seen culture benn culture mun wax ne maa ëpp doole benn culture. parce que ma la ko wax culture bu nekk da ngay adapté wu sa environnement ak say besoins. mais dafa am culture bi yonent bi indi. dafa am lu ci dugg. te mooy wax yu maanaam culture bi mu fekkoon Ijaaz. nga xam ne boobu mën naa xam ne production horizontale la parce que ay doomu aadama ñoo doon débrouiller ak seen xel ak seen environnement li mu leen jox. ak seen i soxla yu jamono. ñuy réglé noonu àddina. xam nga tey buñ ko dee jàngat ci critère islam da ngay gis ne jaahiliya la woon. dañ koy tudd parce que booba dara amul ay xeex ak. ay yëf njaay alal la doomu aadama mais dafa am beneen source de culture. kooku source axiale la mooy la révélation mooy culture boo xam ne asamaan la jóge moom moo ñëw maanaam mooñ culture humaine boobu ba soppi ko soppin bi c'est extraordinaire oustaz moo tax l'islam kenn du ci désespéré dama la jox rek ay exemple yaa ma gën a xam foofu boo exemple xansa yaa ma gën a xam xansa dañu wax ne benn rakkam bu tudd saxr dafa ci jamono bi nga xam ne bi ñoom ci yéefar yi lañ bokkoon mu dem xeex boobu dafa am Badar la woon xaw ma ñu rey ko dégg naa xansa di jooy yoo xam ne yi maanaam dañ ciy yéemu woon. yu'akkidu tuluu shamsi saxran. waaw wa adkuruhu bi kulli ghurubi shamsi. waaw ba way bi jeex. léegi xoolal léegi nag. bi mu duggee ci lislaam naam am ay doom def naa ne ñetti doom. yoo xam ne ñoom dañu dem. mais bi yoon ci xare lislaam lañ bokk. ci lislaam lañ bokk ñu rey leen ñoom ñëpp. ñu ne ay xam saako nuñ ko koy waxee tey. la ilaha illallah ki nga xam ne ba ñu reyee rakam ca ger nangam li mu fi xaraw yuuxu. ñeenti doom ñu rey leen ci xare bii nuñ ko koy waxee. la ilaha illallah ñuy tiit. waaw mais dégg naa bañ ko waxee. dafa sant yàlla. alhamdulilah alladi sharrafani bi mawtihim fi sabilihi. yaa ma gën a miin waaye man li ma bëgg a feeñe rek mooy soppeeku bi. allahu akbar soppeeku boobu diggante boobu soppeeku bu day noonu. jooy yamu jooy dëmb magam. waaw ay weer mu koy jooy. waaw ak tey ñu ne ko sa ñeenti doom. faatu mbégte mi am ci ay doomam waaw xoolal boobu soppeeku loolu. culture bi yonent bi indi sallallahu alayhi wa sallam moom maye transformation boobu. allahu akbar. boo jëlee xoolal Seydina Omar. radiyallahu anhu. Seydina Omar ni mu meloon ci jaahiliya. ni mu meloon ci jaahiliya dañuy wax ne dafa daan toog jékki-jékki jooy. ñu laaj ko looy jooy mu ne dafay fàttaliku ci jaahiliya bi muy ànd ak doom ji jigéen ji. waaw doomu jigéen nee na di gas doomu jigéen di naan papa looy gas di ak di ko faxasal karo gi mu pare ne ko yërëb ci biir ndax boobu loolu lañ gëmoon ñoom gëmuñu woon ne doom ju jigéen gàcce lañ ko tegoon bi mu duggee ci lislaam soppeeku bi mu soppeeku mooy fu mu ko fàttaliku jooy soppeeku yu mel noonu moo dal saaba yépp ñi nga xam ne ñoom saaba yooyu yëpp ni ñu meloon ci jaayilee ak bi l'islam ñëwee bi culture islamique culture révélation ñëwee coach culture humaine bi daal di koy jox beneen jëmm beneen image beneen taxawaay loolu soppiku bi mu indi ci àddina ba léegi nii même dañoo yëpp culture scientifique industrielle mais soppeeku ni culture boobu soppeeku àddina dara soppeeku nii dara mosu ko soppeeku li la koy woon mooy yonent bi dafay jógee 30 ans après l'islam a fait le tour du monde. 30 ans après l'islam a fait le tour du monde te boo nee l'islam a fait le tour du monde mooy l'islam dafay fekk ay civilisation yu bari doole yu mag ay grande puissance Perse Rome oui mu ñëw transformer leen mu jekku leen
mais du jekku yàq comme ni nga xam ne noonu la colonisation bi def mais jekku defar. laa ilaaha illallah. ma dugal foofu benn baat muy baatu aliénation. baatu aliénation. li dal jullit ñi ngay wax nii ne fu jullit ñi nekkoon. mooy bi jullit tekkee. mooy bi jullit xamee mooy kan. bi jullit tekkee. mooy bi mu xamee mooy kan. dëgg la. te bi mu xamee mooy kan. ci la xam kan mooy yàlla. allahu akbar. te bi mu xamee kan mooy yàlla. ci la xam lan moo baax. ak nan la ñuy taxawaaye baax. ak nan la ñuy feggoo lu bon. mooy nu ko ay bi waxati sax. ki munkar war nañu an. kuntum xayra ummatin. non du wax saa kii bi rek c'est-à-dire tere santaane lu baax tere lu bon. waaw. diggante ñaar yooyu. lu lislaam defar ci àddina bi. dëgg la foofu la ko defaree ci tere lu bon. santaane lu baax tere lu bon. al amru bil ma'ruf. voilà amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar voilà boobu laa da bëggul wax. maa ngi fàttaliku. enfin way ci nafar may def. bien sûr. Saad ibnu Waqaas dafa am noonu tudd. Saad ibnu Abi Waqaas. Saad ibnu Abi Waqaas radiyallahu anhu. dafa am yoon bi mu fiy jógee. avant mu fiy jógee dafa yónni ay missionnaires. missionnaires yoo xam ne ku nekk da nga war a dem ci benn bërëb ci benn buur. nga woo ko ci lislaam. loolu mooy mission. loolu mooy mission jullit de. xam nga jullit wax naa ne jullit yaa ngi may laaj toujours fu jullit ñu nekkoon mais jullit ñi non seulement nekkuñu mais li ñu war a def li leen yàlla sant li leen yàlla teg. tegu ko yeneen diine yi. parce que jullit du yem ci rek ñëw wuyu nekk jullit wuyu woote lislaam mais da ngay woote. mission woote. defar adduna dafa ànd ci aqida jullit. yonent bi yónni leen dafa Saad ibn Abi Waqaas ma ngi ko yónni woon defe naa Héraclius moom César à l'époque mais xam nga ñoom seen cour royale yi day xumb ay palais yoo xam ne yi or beeg Saad ibn Waqaas bi ñu ko yónnee daanaka yëre yim sol ay der la ak dàll yoo xam ne parce que dàll li ñuy wax padam njaxeen dafa naan moom la sol mu ñëw ba ci cour royale bi bëkk ndéegi tatafu ko ne ko foo jëm moo ne dañ ma yónni ci bool bi yonent bi moom yónni ci bool bi kay gis sagar yi ñu ne koy kii yénam yi kii fi naan day dem ci bool yooyu mu ne leen anamu ñu ne ko mu ngi buur baa ngi toog ci trône bi ak tapis rouge yeeg yooyu mu tànkam yooyu ak yatam woowu muy dox ci kaw ñëpp tiit ñu ne ko da nga ko war a sujjootal fa la waxoon waxam jaam solo jooju man xam nga du ma ko jàpp ci arab mooy du ma ab jaam du sujjootal jaam waaye day borom jaam yi voilà borom jaam yi keroog la wax phrase boobu wane la personnalité bi nga xam ne moom la amoon yoo xam ne feeñul ci ay apparence du ci ay yëre du ci dara mais mooñ bu ko lislaam mooñ la xam ne jox ko personnalité boo xam ne bi xam na ne lu dul lislaam du dara ku dul nitu lislaam doo dara ku dul njiitu lislaam doo dara moo tax ni Héraclius mënoon ci ay dagam moom gisu ko Seydina Omar def na lu mel noonu Seydina bu muy ubbi Jérusalem dafa ñëw ba buntu Jérusalem gaa yi mu àndaloon soldat yi mu àndaloon ak jullit ña fa yenn jullit ya fa nekkoon ne ko wax dëgg yàlla day sëñ bi amirul muminin yaa ngi dugg fii ci Jérusalem fii nag moom gaa yi dañoo civilisé dañuy kii ak yooyu daal dañu bëggoon daal nga sol ay ñu indil ko ay yëre pour mu ne leen topp leen ma waay sama yëre yi ma sol ci la ma yàlla may résultat bi ma ñëw fii tey ji ubbi Jérusalem da ngeen bëgg ma dindi ko bu ma ko dindi bu fekkoon ne yëre bi dafa ci am importance kon tey du ma fi dugg si waaw loolu yëpp pour wax la ne la
l'islam, la culture islamique, deux sources la am. mooy source bi ma la waxoon léegi ci li nga xam ne moom la doomu aadama yi jekku mais néetu bi nga xam ne ñu ngi koy néetu ci wax yu. waaw mais docteur. waaw du jàppal foofu mais du ma bàyyi di la. poser la même question baal maagale xëy na li ngay bëgg a wax dama bëgg wax ne la. d'accord kon pratiquement à partir du 6e siècle. 7e 8e 9e 10e 11e 12e siècle ba 13e siècle 14e. mais l'islam moo yoroon àddina bi. absolument ci domaine bu ne. ci domaine bu ne xam nga dafa am maa ngi koy wax keroog ministre Cheikh Kanté. ma di ko wax ne ko intellectuels africains yi. ñi nga xam ne dans les pays sous-développés. ci ñi nga xam ne école tubaab bi lañ jaar. waaw ko daan ci ñëw ci tuuti ci kanam. waaw mais ñoom dañu surtout jullit ñi. dañoo demoon ba nga xam ne bi baat bi ma la doon bëgg wax léegi muy aliénation. aliénation àgg na ci woon ci ñoom ba xam ne bi lépp loo xam ne lii ballewul ci xalaatu tubaab tekkiwul dara. da nga de lépp lu ci ballewul tekkiwul dara. am na benn turc. bu tudd Aydar Bamat. UNESCO la nekkoon. bind na benn téere. tuddee ko les visages de l'islam. téere bu am solo la. parce que daanaka mën naa xam ne encyclopédie la parce que aspect islam yëpp la abordé. mais soo demee ci domaine scientifique. science yëpp science exacte yëpp. science sociale yëpp. mathématiques physique chimie médecine. hydrologie astronomie sciences sociales sociologie. toutes les sciences exactes toutes les sciences. ñi nga xam ne ñii ñoo ko meññal. les précurseurs. ba génne ci lu doomu aadama war a mën a jëriñoo. ay jullit lañ. moo tax Rachid Ben Aïssa. moom tamit UNESCO la nekkoon dafay wax ne. téere yooyu ñun bañ ko jàngee. ci la complexe bi nekkoon ci ñun dañ. maanaam complexe su jàpp ne. l'islam indiwul dara. que yeneen civilisation yi ñoo indi dara nee na complexe boobu ci la dañ. et ça c'est très important complexe boobu dañ. am na beneen tubaab Ingrid Unk bind le soleil d'Allah brille sur l'Occident. moom itam livre la boo xam ne bi dafay indi apport l'islam ci wàllu xam-xam. même chose Garaudy def na ko. moom itam bind na benn livre boo xam ne bi moom itam dafay indi loolu. pour dire que temps boobu donc l'islam même boo ko jëlee ci Afrique jamono boobu Moyen Âge européen. mi ngi dëppoo fii Afrique bi Afrique nekkee ci civilisation yu am doole. boo jëlee l'empire de Gao. l'empire Songhai. l'empire du Mali. ay empire la ñu woon yoo xam ne yi très développé. Kanka Moussa. bi muy dem di aji. dañuy waxoon ne le cours de l'or dafa chuté. ndax li mu yóbbu woon ci or kenn xamul nu mu toll. le cours de l'or dans le monde dafa chuté. soo jëlee universités yi des universités yi nga xam ne ak des universitaires. ñoom Bakayoko. c'est des universitaires yoo xam ne yi même arabes yi dañ leen daan sàkku si fii di leen pour yóbbu ci seen université yi. l'université de Sankoré. l'université de Gao. Pir Sanokho fii ci Sénégal. donc mooy moment boo xam ne moment civilisation extraordinaire. bu am doole. kon boog boo laajte fu jullit nekkoon jamono boobu jullit ñaa ngi foon ñoo yaroon àddina bi. boobu temps Europe nekkul ci dara. li nga war a poser mooy. qu'est-ce qui s'est passé. pour que après situation bi mel voilà. loolu la bëggoon wax. waaw c'est-à-dire ñu ngi fi woon. mais li nga nettali nii léegi. waaw c'est-à-dire booy jàng histoire. même ci histoire islamique. waaw c'est-à-dire passage yu bëri ñu ngi jàngal yu ci ëpp. oui ba tey booy déglu sax ñuy wax histoire islamique. oui ay passage yu guerre lañ lay wax ak ay xareek yu demee noonu. waaw mais li nga xam loolu laay tudd dañuy def toilettage de l'histoire. waaw bien sûr seen histoire la ñuy jël rafetal ko ba mu rafetal. mais même boo jël exemple ci léegi yaa ngi doon wax ba wax ni ñu noté woon adduna yëpp. waaw mais xam nga même boo jàng histoire. ci histoire contemporaine yi. nga gis ñu naan la tubaab musulman yi bi ñu duggee France yàgguñu fa. waaw ba ñu demee ba Poitiers ñu dàq leen. waaw
or la vraie histoire mooy que ne mais dañuy dem France toog fa à Narbonne ils ont fait 50 à 60 ans à Narbonne ak seen i flotte kenn mu leen fa génne mais dañuy wax ne ñoom dañ leen dàq ci saa si alors ñun su ma la waxee ñun fu ñu nekkoon li ma ci namm mooy pourquoi ñun tamit mënuñu influer wu ci histoire ba loolu taar yooyu nga xamee ne histoire islamique am na ko ñu mun ko xamal nit ñi ñu xam ko xale yi xam ko xoolal même suñu histoire fan yi nga dégg ñu ngi réécrire notre histoire jox ko benn touche boo xam ne mooy touche bu dëggantaan bi par rapport ak histoire bi nga xamee ne dañ ko defoon comme ni ñu ko waaw c'est ça foofu laa doon waxee docteur c'est-à-dire que xam dama bëgg wax mooy comme islam moo notoon ba nga xam ne kuy wut lu baax ci àddina bi da ngay dem ci réewu islam yi qu'est-ce qui s'est passé pour que loolu waaw entre-temps loolu mooy problème bi c'est que nag dañuy wax ne histoire conception bi ñu am ci histoire européens yi ñoom dañoo am conception lu ñuy wax linéaire mooy histoire day continuer rek di avancer du dellu gannaaw l'islam amul boobu conception l'islam dafa am conception cyclique de l'histoire loolu moo lay expliquer yàlla di daan yónni ay yonent parce que yàlla bu yónnee ab yonent boobu bu ñëwee fekk jamono nekk ci lëndëm mu indi leeru yàlla gi tegaat ko ci siraatal mustaqim mais bu fa jógee seytaane ak bakkan continue def seen liggéey ba ñu mujj sorewaat risaala boobu bu ko defee yàlla yónniwaat ba ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne àddina bi gëndaloo na doomu aadama esprit mat na yàlla yónnee ko dernière mission bi yónni yonent muy dernier missionnaire mu jox ko dernier téere waaye principe bu jóge ci dëgg jóge ci leer delluwaat ci lëndëm jógewu fi xam nga c'est-à-dire jullit ñu lu leen dal ba nga nekkuñu fi ñàkk nekk fi mooy sori njàngalem yonent bi sori njàngalem alxuraan loolu moo leen dal ba nga xam ne ñu mën leen a jekku dañ la mën a jekku parce que dara gënul bon nga nekk ca dara te nekkoo ci nekk ci dara te nekkoo ci te loolu mooy daal jullit ñi xam nga du ma dugg ci ay ruq yoo xam ne xëy na peut-être mën xam nga war nañ fi amoon na fi benn conflit de philosophie ak nitu fiqh yi xam nga ak ñoom Xazali ak ñoom Ibn Rushd yaa ngi histoire ba war nga comprendre waaw ak Achariyun yi Mu'tazili yi et cetera posé nañu fa benn question bu am solo mooy diggante la foi et la raison diggante xel ak ngëm mu am ay xëcco ba xam ne ñenn ñi dañu jël ne ngëm rek moo am solo ñenn jàpp ne xel rek moo am solo loolu histoire boobu xam nga ci l'islam dañu wax ne peut-être bu fekkoon ne topp nañu yoonu Ibn Rushd xëy na kon li Europe mel ci wàllu développement scientifique tey monde musulman moo koy doon waaye ñu wax ne déet xëy na su fekkoon ne topp nañu ngiru Ibn Rushd mën na am ni Occident mel dañu mel tey maanaam dañu développé bu baax ci wàllu technologie mais ci wàllu aqida ak pas-pas dañu développé naaw moo tax ñu mel ni ñoom ak Xazali yooyu doon xeex lu mel noonu mais en réalité la foi et la raison vont ensemble dans l'islam c'est-à-dire loolu warul woon nekk débat ci biir jullit ñi parce que boo jàngee alxuraan yëpp lépp day wone xel ak pas-pas ak iman ni ñu ànde benn du dem bàyyi sa morom alors jullit ñi nag dañu dem ba mujj ñu xaw a mel ne dañoo bàyyi mbirum xel mbirum xalaat ijtihaad ñu mel ne dañ ko rek féetale ci ibadat bàyyi àddina bi waaw loolu benn déggin la boo xam ne bi jamono ñu ne tëj nañu buntu ijtihaad waaw dégg loolu problème bu rëy la indi parce que dafa tax tubaab bi Occident ñoom dañu ñëw ci monde islamique la fa doon xam-xam ñu ŋàcc ko waaye jëluñu pas-pas bi bu ñu ñëwee fi ñëlee jël pas-pas bàyyi rek ci wàllu xam-xam ñu dellu gannaaw boo doon xool
ci jamono civilisation abbasside maanaam Mohamed abbasside Daaru Hikma mais boobu centre intellectuel mondial le plus grand centre intellectuel mondial foofu la nekkoon gannaaw gi bi ñu Omeyyades yi maanaam Cordoue Espagne fa la xam-xam bi nekkoon mais jullit ñi dañu mel ne dañoo sàgganee mbiru maanaam xam-xam ijtihaad c'est le mot daal di recroquevillé wu ci mbirum pas-pas mbiru jaamu yàlla mbiru jullee gi mel noonu fiqu ibaadaat bàyyi la de tubaab yi ñoom développé loolu doole jooju ñu ci jëlee nag ci la ñu ñëwee daal suñu kaw xam nga ay croisade lañ jëkkee maanaam ñëw di xeex ay croisade dañu jëkkee ñëw di xeex dañ daan dajale lu mel ne Allemagne Angleterre France dañ daan ay chef de ay seigneur dañ daan woote au nom du catholicisme dajaloo def armée yu rëy ñëw pour attaquer si jullit ñi wax ne parce que tomb yontu yàlla fa la nekk dañ ko war a libérer def nañu ay bu leen salib yi ngeen ko tuddee al-hurub as-salibiyya def nañ ko plusieurs fois mais daanuñu am ndam waaye li ñu ëpp defet moo ëpp parce que boobu temps fekk nañu julli yoo xam ne yi seen pas-pas toll woon na foo xam ne xeex ak ñoom yombul parce que histoire xeex ak ko xam ne kii tegul àddina muy dara te jàpp na ne bu dee léegi mu dugg àjjana neexul a xeexal te jamono ba foofu julli ñu toll woon waaye li ci wàllu stratégie dañu mujj ñooñu croisé yooyu dañu mujj xoolaat seen bopp moo tax jullit ñi war nañuy def loolu léeg-léeg ñu toog di xoolaat seen bopp di ñu xoolaat seen bopp mooy dañu ne ñii dem di xeex ak ñoom ci ngànnaay du tax nga jekku leen maa ngi benn texte boo xam ne bi benn kii moo ko def benn tubaab moo ko def moom kii la woon ci administrateur coloniaux yi la woon mu wax ne léegi moom gis na ne xeexam contre musulmans yi dootu nekk di leen wax ne ñëw leen nekk catholique parce que loolu du antu mais dama leen di wax génn leen ci l'islam histoire boobu ñuy nettali ci l'ordre anglais boobu ci parlement britannique Gladstone heureusement ñu xama tur bi Gladstone loolu la defoon parce que bi mu réunir kàngami kii Londres yëpp wax leen ne leen dégg naa dafa taf fay lamp yi dañu dugg ci salle bi rek mu fay lamp yi gars yi fële xaw mu taalaat ko gars yi defaroot mooy leen bi lamp yi fayee lu ñu def mu ne xanaa fële xaw mu ne leen loolu mooy secret bi jullit ñi tant que ñi ngi tàkkook alxuraan du nu mën ci ñoom dara nañu fexe ba tàqale leen ak alxuraan dégg naa am benn waaye bu jóg daal di jël téere alxuraan xotti ko mu ne ko yow dégguloo dara ñooñu mi ngi seen dënn yi alxuraan mi ngi seen dënn yi xale bi gën a ndaw boo demee léegi mu taree la bàqara ba naasi problème bi nekk ko fa problème bi mooy nañu fexe ba dootuñu ko dund duñ ko déggati sax te moom laa doon wax léegi ne la xëy na ci waa jàkk bi jàkk yi ñu doon wax léegi bi ñuy dugg moom laa doon wax léegi danay faral di wax ne xam nga jekkoon nañ jullit ñi am na wolof danay làkk loo xam ne lu am solo dafa wax ne ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa jullit ñi gisatuñu lu ñu am li ñeneen ñi am rek lañu gis te loolu àgg na ci ay niveau caricature boo xam ne bi sax dafa ruslu yow boo ne da nga bëgg a développer mais alal ji ngay développer keneen moo la ko jox te keneen kooku soo toppee seen taarix yéen ñaar yàgg naa nekk ngawar gi nga nekk fas wi boo toppee seen taarix depuis esclavage ba colonisation ñooñu ngay wax tey ñooy seen xarit dañ laa yàgg war di dóor léegi nga yaakaar ci ñoom pour defaru alors que yaa ngi ak alxuraan yaa ngi ak sunna Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom laay wax ne dama koy misaale waa ji nga xam ne yalwaankat bi nga xam ne mi ngi taxaw ci benn janj xam nga janj de waaw janj boo xam ne ba ca suuf la cay jamaa la cay or kenn xamul mu toll waaye mu réere ko
di tàllal loxo di yelwaan noonu la jullit ji mel ndax question laa lay posé rek wax naa la du 7e siècle au 14e siècle addina bi islaam a ko yore woon ci domaine yëpp lan moo ko defaroon alxuraan ak sunna moo ko defaroon wala déet alxuraan ak sunna moo ko defaroon absolument est-ce que la alxuraan manoon ak sunna dafa jeex dara jeexu ci ah mu ngi fa boo nekkoon ba léegi dafa jeexu ci alxuraan fi ba tey sunna fi ba tey yonent bi sallallahu alayhi salaatu wasalaam ci hujjatul wada lan la dénkaane maa ngi dem de mais bu ma fi jógee bàyyee naa leen ñaar mooy alxuraan ak sunna donc da ngay wax ne jullit ñi bu ñu melee ni ñu mel mooy li ñu jëriñoowul alxuraan ak sunna nañ ko war a jëriñoo donc xeex boobu lu tax loolu mooy noon yi ñoom ñoo def ay man-man ba jullit ñu sori tey loolu parce que docteur li Gladstone wax waaw bu ñu defee ne wax bu dem rek la de waaw mais wax boobu comme ni nga ko waxee léegi liggéey nañ ko ba dafa mel ni loolu dafa réalisé wu bien sûr puisque alquran ak sunna mi ngi fi comme ni nga ko waxee léegi ñu ngi koy jàng ñu ngi tari alquran ñu ngi tari xadiis yi mais am na ñu jàpp ne ñu ngi koy dund ñoom loolu la ñu jàpp mais est-ce que réellement ñu ngi koy dund parce que bu ñu ko doon dund réellement du ñu am li ñu amoon fii nga wax ko léegi fële ci Espagne ci Cordoue ci Andalus nekk fa ay siècle coloniser ko dominer Europe ba mu jeex nekk ci benn apogée boo xam ne bi kenn xamul nu mu toll tey ci 21e siècle ñu nekk peuple boo xam ne bi comme ay yalwaankat mais dunduñu ko loolu c'est inconcevable loolu dunduñu ko c'est inconcevable dunduñu ko parce que xam nga li fi xeex l'islam mi ngi jóge ci jàpp ne l'islam amul système politique sociopolitique kooku problème bi actuellement li gën a wala kaanaloo jullit ñi loolu ci la bokk. mais musulman yi ñoo ko gëm loolu. waaw d'accord waaw c'est dama lay wax rek. c'est-à-dire ñoom dañu gëm loolu dama la wax ne xam nga wax nañu ne ci benn xaddis yi yaa ma gën a xaddis yi moom sa domaine lañu xaw ma wér na wérul waaye yenoon na maanaam nga xam ne yoon bi xam ne l'islam ba nga koy considéré comme benn édifice ba xam ne brique bi ciy jëkk a daanu mooy sulta alors loolu boo ko dee topp ci taaxal islam daanaka mi ngi commencé woon depuis Siffin parce que Muawiya moo daan wax ana awwalul muluk mais nis l'islam daan jiitee na mu daan jiitee système politique ba mu tëddoon nga xam ne yonent bi moom la fi bàyyi saabaam yi nga xam ne dañu wax ne ñoom ñoo nekkoon ci njub moom lañ fi bàyyi ba ci Seydina Ali ba ci Omar ibn Abdul Aziz parce que ibn Abdul Aziz mooy ujja la preuve la ne la xewoon ci jamonoy yonent bi ak saaba yi mën naa nekk tey parce que diggante bi am na fi distance alors loolu nag mën naa la wax ne tey mooy tey jii li tax réewu islam yi yëngutu loolu ci la bokk mooy bëgg a delluwaat ci alxuraan ak sunna loolu il faut nga jàpp ko lu tax l'islam mel tey ñoom nga xam ne tey moom mooy waxtaanu àddina maa ngi lay yëgal ne la chancellerie occidentale yi yépp ci àddina bi seen problème mooy nan nañu def ak l'islam nii maa ngi lay yëgal loolu daf leen tiital parce que dañu gis ne l'islam bi mi ngi ci yoonu dellu fa mu nekkoon te loolu ñoom arrangé wu leen parce que ni ñu tëggee àddina bi mooy jekku leen loolu parenthèse la mais li mu bëgg wax mooy sulta boobu ba dem na malgré déviation yi ci am ci Umayyun yi ci Abbasiyun yi mais dem na ba l'Empire ottoman absolument ba ci l'Empire ottoman l'islam amoon na doole pour mën a jàmmaarloog mais lan moo di doole ji mooy tubaab yi dañu jax ne suñu bëggee dominer monde islamique il faut que ñu contrôler leur surface politique te contrôler leur surface politique mooy jël ay intellectuels yoo xam ne ñoo leen di former leen
ñu def interprétation boo xam ne bii dafay bu jaaduwul ci l'islam bu ko defee ñooñu ñu teg leen aux commandes boo jëlee am na ci ñu xam ñoom Taa Hussein ñoom Abdul Wahab ñoom Atatürk Kamal Atatürk Mustafa Kamal nga xam ne moo jëkk a dugal c'est le père de la laïcité c'est la laïcité dans le monde islamique maanaam foofu la laïcité jógee te mooy yàlla dootu atte mbir yi donc alxuraan lépp lu ci atte la ko commencé Baqara ba lépp lu ci atte dañ ko teg de côté loolu du musiba te atte te benn atte gënu maandu atte l'islam donc atte benn bu ñu teg rek atte bu jeng lay doon donc loolu foofu la dugg ci donc surface politique bi la ñu occupé fii dans nos pays là jullit ñi nanguwuñu woon vraiment nanguwuñu woon colonisation te ñi gën a xeex fii tey ñi gën a xeex colonisation bi mooy njiitu jullit ñi foo dem fekk nga fa benn mouvement Mahdi wala fii suñ gox bi ñoom Cheikh Oumar Foutiyou Tall ñoom Lamine Dramé ñoom Samori Touré ñoo xam ne ñi dañ doon xeex pour contre la colonisation mais malheureusement am na yu bari yoo xam ne bu ko noonu l'islam yi réussiré malheureusement dafa jeex doo ko yëg sax temps bi buy dem doo ko yëg wallahi ni ko réussir mooy diviser pour régner c'est-à-dire jullit ñi am na lu leen affaiblir ci diggante bi xoolal tey boo jëlee l'islam tey mais doctrine yi doctrine chiite doctrine sunnite boo jëlee ci biir kii mazhab yu bari yi turux yi te yooyu sa gis nga yooyu am na aspect yu bari yu baax yu nekk ci biir mais lu bari yàq na non lu ci bari lu bari yàq na ko tey nga mën a toog fii ci Sénégal ci monde bi ñu gis ñuy toroxal benn jullit beneen jullit di ca kontaan parce que rek bokkuñu tarixa wala bokkuñu nangam ak nangam ak nangam alors que l'islam waxul woon loolu Muhammadu Rasulullah wallazina ashiddaa'u alal kuffaar ruhamaa baynahum waaw xam na yaa ngi mën a waxtu bi jeex na te commencé guñu xanaa commencé guñu sax waaye xanaa bon léegi xam naa day am suite waaw day am suite parce que ñu ngi ci digg waxtaan bi non man pare naa te waaw dañuy am suite vraiment mardi bi di ñëw mardi bi ñëw te waaw léegi bu ko defee mbokk yi gis ngeen seen émission bi nu mu neexee tey parce que sujet bi ñuy waxtaane moo yaatoo noonu moo yaatoo noonu te ki koy waxtaane daf ko jekku kon ñu ngi leen di jox dig daje rek insha allahu taala ba talaata bi ñëw ñu mu nekk beneen suite incha allah yàlla ñu yàlla may ñun ñëpp ñu fekk ko amiin yaa rabbi hada wa sallallahu wa sallama ala abdillahi wa rasulihi sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh